jàngeen jëf caandi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni jamono jàppale ni ginnaaw ay fan Sénégal ak réewu Mali seeni frontière ëbbu la ko indi mooy daan yi CEDEAO gàll ci kaw ndoddum réewu Mali fi ñu toll ni ci Ndakaaru pooru Ndakaaru gi ñu fa nekk ne ay camion yu Mali ña nga gaare ci seeni frein amee toog lu ko indi mooy ñàkk am fu nu jëm seen koom ma nga na sax daañu si ñëw na seen kàddu jib na ci gëstu bu xóot bu nuy ànd ak Mouhamadou Siti bi xabaar yi doon ci bokk itam lu jëm ci li nga xam moo soxal mbirum njàngum Sénégal élèves yaa ngi gën ci mbedd mi Tamba lu ñàkk ku leen jàngal moo ko sookeem élèves yi nag doon génn di ñaxtu ni jot na nguur gi ak jàngalekat yi li jënti lëj wi ndax ñoom ñoo ci fay kaasin tëjut lu ni mel tax na sëwru seen jàpp ni jot na waxtaan am faawu ñaari wàll ku ne am lu mu bàyyi daje am déggoo am dañu ko dégg ci biir xabaar yi doon ci bokk itam wàllum koom jamono ji jàpp leen ni ginnaaw crise économique bi mbas mi mu ma ko sookee ba léegi mi ngi wéyandi moo tax BAD di banque africaine de développement ma ñu ko ubbil ay keesam état bu Sénégal milliards yu bari la génne teg ci taabal ci bëgg mooy gën a suqali koom-koomu réew mi man koo rofu doole daañu ci ànd ak gëstu soxna Ami Diouf daañ ci boole itam lu jëm ci kaan bi xam ngeen ni ma ngay wéy Sénégal incha allah war a daje ci quart de finale ak waa Guinée équatoriale équipe bi nag dañoo minante lool waaye fii ci réew mi supporter gi ana fan la toll njënd meek njaayu mbir yi ana nu muy demee daañu ci ànd ak gëstu maam Alassane lay sekk lii moo gën a fees daañu ci boole leen ci bitim réew ni skis faram fàcce gi sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV fan fàtte xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci beneenub soldaaru Sénégal bu ñàkk bakkanam ñaar ñu génneen àdduna keroog ca cong ma am ca Gàmbeek xeexum daggum àll ba soldaar bi moom itam bokkuñ ci amoon gaañu mujj naa ñàkk bakkanam tey ci hôpital principal bu Ndakaaru xabaar bi diir pa ñoo ko dëggal lu ni mel sax tax na ba ambassadeur bu Sénégal ci réewum Gambie ñaawlu ko Bassirou Sène ni jot nañu xool pexe nam gën a gaawee moom ci boppam ni lu muy ñaawlu la ca itam nekkul lu gën waaye pexe dina am ba lu mel nii su bu bañ am tamit muy soriwante lool ndax nekkut lu xel man di nangu Bassirou Sène dénk kàddu moom ki nga xam ne Seydina Aliou Sow ñu teewlu ko. waaw li ma ci wax léegi rek lu ñu naqarlu la te ci bu président de la République son excellence Macky Sall weesoo moom moo njëkk a présenté ses condoléances ci ñi nga xam ne ñoo ci wàññeeku di leen ñaanal yàlla xaareel na àjjana di ñaan seen njaboot aussi yàlla may leen muñ ba ñu mun ko fàtte loolu lu naqar la ndax ñooñu nekkoon foofu waa économique yooyu dañu fa dem pour la paix et la stabilité en Gambie bi nga xamee ne 2016 2017 amoon na impasse boobu lañ leen fa yebal sous la bannière de la CEDEAO pour ñu dimbale Gambie à protéger les institutions à protéger le territoire donc ñoom loolu moo leen fa yóbboon donc jàmm ak salaam moo leen fa yóbbu ba li fekk leen ci donc ñu ne affaire bant moo tax donc muy doon loo xam ne lu ñuy naqar la lu ñuy regretter la te ñaan yàlla na ko yàlla yemale fii di compter encore comme ni ma ko waxee léegi sur la clairvoyance le génie sénégalais pour que négociation yi nga xam ne ñu ngi koy entamé di ko wax depuis lors négociation yu gën a sori ndax jàmm rek dellu si. jaajëf muy kàddu excellence Bassirou Sène ambassadeur bu Sénégal ci réewum Gambie ay kàddoom Aliou Sow moo ko tàttan la leen tam soxal mbirum Aliou Sow jot na waxtaan ak lu soxal ki nga xam rek moo di excellence beneen di ki nga xam si moo di Baye Makhtar Diop moom ci boppam sax mi ngi waxaat jëm ci président Macky Sall yu jël lengay Union africaine ak it lu jëm ci nekkin wekk fii àdduna bi tollu tey ak yenn pëcc xooy kon la koy xaar ci lijjanti lëj wi mënta nekk lu ndaw ñu xuus ànd ak Seydina Aliou Sow. waa priorité yi moom président ci boppam am na lu bëri loo xam ne wax na ci ba pare donc li mu wax rek laa ci mën a laay làbbaliwaat ndax dégg naa que depuis juillet 2021 mu ne bokk na ci samay yite bu ma àggee Union africaine ma jéem a ñoŋal ñu ñuy yoree koom-koom Afrique maanaam ñu fexe ba taxes yi ñu koy fay multinationales yi liggéey fii di exploiter pétrole gaz ressources minières
ressources forestières ñuy fay taxe yu normal bokk na ci li mu bëgg ñoŋal tamit ñu fexe ba nga xam ni contrat yi dañ koy harmoniser ci Afrique yëpp ba nga xam du am concurrence waaw li Sénégal di def loolu la Côte d'Ivoire di def loolu la Afrique du Sud loolu ñëpp di def ndax concurrence bi tam baaxu si moom dégg naa ko mu ne loolu aussi dina ci def ay joogo yu mat a mat dégg naa ko tam mu ne dina fexe ba nga xam ni daal ñu yoree koom-koomu àddina bi ñàkkal fayda wàllu Afrique daal ñu gën leen dooleel ba nga xam ni Afrique tey jii dëkk boo xam ne bii soxla na ay financement pour construire des infrastructures mu mën a am financement yooyu ci ay conditionnalités yu woyof nga xam ne dina mën a moom tam wax dëgg yàlla doxal koom-koomam. Baye Makhtar Diop ba tey ambassadeur du Sénégal ci Bruxelles moom sax dafa becc ab téere bu am solo téere boo xam te ne bi mi ngi waxaat ak bennoo ci biir Afrique unité africaine bi lu su war a mën a defit ba mu gën a mën a ñoŋ ndax loolu mooy doon suñu dooleem jamono bi nga xam fekk na CEDEAO ci biir bari nay nux kon si union africaine faaw mu gën a boole doole yi di ko mën a suqali ci wàllum koom ak bennoo ci suñu biir moom bu dee bind ab livre boo xam si xëy sakkan na lool faram-fàcce Seydina Aline Sow. ay diplomate autorité civile ak militaire yëpp a teew ci cérémonie dédicace livre bi ambassadeur bu Sénégal nekk ci Belgique taalif muy téere buy jëmmal ab sentiment panafricain. ci chapitre bu njëkk bi maanaam day wone marche boobu ñu dox ba nga xam ne ambition yi nit ñi amoon pour mun a am unité africaine. téere bi indi na ci wàllu wu yaa ñeel ni ñu def ba soppi UA tuddee ko UA. deuxième chapitre bi di wone malgré yaakaar boobu jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ak proposition chaque fois bu ñu indee proposition bu bees rek am na lu ko gàllankoor ba tax mënuñoo dem kooku mooy deuxième partie bi ñu tudde ko compte et mécompte. naam défi yi ak opportunité yi bëri na lool am na mbir yu bëri yu ñu war a jooyanti. troisième bi nag nekk moom ça son cri du cœur personnel pourquoi mu bëgg Afrique dem ci kanam ak nan la mun a dem ci kanam ak point bu nekk nag mu aborder ko ba aborder même l'histoire de l'Afrique. juróom fukk ak juróom-ñeenti at ba ñu taxawalee kuréel gi ëmb réewu Afrique yëpp résultat yuñ ci am naam baax na loolu waaye néew na bu ñu sukkandikoo ci Baye Makhtar Diop mi taalif téere bi. Baye Makhtar Diop becc am ay xët yu sakkani ab livre ngir waxtaane Afrique ak ëllëgam waaye fekk na pëccoxoo am maa ngi ko junj sàng ci boppi xibaar yi CEDEAO ci boppam teg ay daan li nga xam si moo di kon réew Mali ub ay frontière am ak réew yu bari doon te lu mel tax na ba Sénégal gi xëttaloo bekk jokk jolante bi digganteem ak Mali ay camion ay junni di yeb ak yebbi ci poorum Ndakaaru jëm ci réew Mali fi mu toll nag kenn demul kenn dikkul ci ñoom ña nga lem seeni permis toog ñàkkum koom tàmbalee fees ak jaaxle tumuranke dem na sax ba parking ba fees na fan daan gaare woto yi amul fu ko mën a gaare ndax ñàkk barab bu yaatoon lu ñu mel tax nañu ni jot na ndimbal am ba mën a ubbiwaat bunt yi waxtaan nag lu mënta ñàkk la kii di Mouhamadou Sy moo leen seeti woon reportage. Port de Dakar camion yi ñu ngi rang bu gudd donte dem bi ak dikk bi diggante réewum Sénégal ak Mali te jéeguñu ko Modou moom ab chauffeur camion la léegi mu mot ñetti waxtu yu muy xaar ngir mu mën a dugg ci biir port bi mu jàpp ni lu waral lu ni mel xataayu parking bi la. yàgg na bi dafa 3 ans dafa def fanaan seen ceenaa bi après mu ñëw kenn du jàll ñëwagul moom. ci jamono jooje yeneen transporteur ñoom ñoo ngi toog ci buntu plateforme de distribution bu ñu jagleel gros porteur yu jógee ca Mali. Sangare Muktari ak Lassana Kanté ñoom ñu ngi jànkoonte ay jafe-jafe yu metti gannaaw bu ñu tëjee frontières yi. Depuis le 9 juin aujourd'hui vraiment nous sommes assis. sooy xool juróom-ñeent fan ci weer wi ñu nekk ba tey jile ñu ngi toog liggéeyuñu suñu xëyee jóge suñuy kër dañuy ñëw toog fii ba ngoon jot ñu ñibbiwaat suñuy loxoy neen. Et pourtant bon nous rentrons à la maison avec la tête vide. Vous voyez au niveau de AGS. soo xoolee sax gis nga ni fii da daan am lu ëpp ay juróomi téeméeri camion par bés bu nekk waaye nag gis nañ ni liggéeykat yëpp fii mënatuñu def li nga xam ne rek moom mooy seen liggéey. On n'arrive plus à travailler.
transporteur ñaari réew yi ñu ngi sàkku ci seeni autorité ngir ñu mën a lal ay waxtaan. lu ñuy ñaan mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal ak Mali ñu daal di toog waxtaan. pouvoir trouver une solution. Vraiment, je souhaitais à la table. waxtaan ngir rek mun a indi li nga xam ne rek moom moo di saafara ndaxte Sénégal ak Mali benn réew képp la. Malien ak Sénégalais yëpp benn laaj. nañu waxtaan ba juboo affaire bi mën a avancer ku nekk di gis sa bopp. ci jamono jooje transporteur yi nekk fii ci Sénégal ñoom ñu ngi sàkku ci nguur gi ngir rek mu wut pexe ci rang yu métti yi. waaw parc bi daal bu nga mën a yokk moom baa ñu defee wut ñu wut parc ñu baax yokk dana baax sëfoor si quoi. bu ñu amoon ku ñu dimbali nag fuñ foo xamante ni boo accès dugg sarse dem sa yoon dina baax loolu. tëjub frontière diggante réewum Sénégal ak réewum Mali jugoon na ab gàllankoor transporteurs yi ca port de Dakar camions yi ñu ngi wéy di xaar ngir rek ñu mën a ubbi frontières yi. Mouhamadou Sy jaajëf bu fekkente ni ñii di ay boroomi camion ñi ngi gaare koom-koom mi ngi commencé na sax kon ci lu wér fekk na sax koom-koom gi lottoon na latikaf jamonoy mbas mi boobaak léegi depuis ca mars la woon ci atum 2020 àdduna bépp yëg ko Afrique mucc ca Sénégal ma nga ca biir koom-koom gi na sax kon soqali ko lu mënta ñàkk la banque bii di BAD banque africaine de développement roofu doole koom-koomu Sénégal daal di teg ci taabal ji ay milliards yu sakkan ngir ñu war caa mën a lottante ko aslëf balaa mbir yi gën a métti wàllum koom war koo dimbali itam industrie yi ngir itam ànd ci ak secteur privé bu Sénégal ndaje ma yaatu woon lool ci di Amadou Hott lan dénk wàllum plan maanaam na sa pexe ngir koom-koomu Sénégal la mu ci dénk soxna Ami Diouf. ñu profité ci loolu nag ñëw fii tey signé ay convention de financement ñaar yi nga xam ne foofu lay taxaw tuuti rek mooy benn bi nga xam ne moo jëm ci lépp. li nga xam ne moo ñuy tax jàppale industrialisation jàppale petite et moyenne entreprise jàppale secteur informel jàppale secteur formel à travers FONGIP. programme boobu nag toll na ci juróom-benn milliards ak ñett juróom-benn fukki milliards ak ñett la boobu programme boobu nag c'est sur 4 ans incha allah lañ koy exécuter. beneen bi nag ay mbirum tali la ak ay piste ak ay infrastructures yoo xam ne ci nord du Sénégal booru Richard Toll ba kër Samba Kane ak yeneen endroit daal pour ñu def ay piste rurale def ay tali ci route nationale bi diggante je pense Louga ak Kébémer nga xam ne tali yi dañ koy defaraat ba nga xam ne production minière ak production agricole di nga ko mën a transporter indi ko ci marché yi nga koy jaayee ndax ñi nga xam ne ñooy liggéey ci agriculture ak secteur des mines ci côté nord du Sénégal boobu ñu gën a mun a compétitif ñu gën a mun a xarañte lu ñuy def ci liggéey mun a dox loolu nag gouvernement bi nag dugal na ci lu tolloog téeméeri milliards ak fukki milliards ci defar ay tali AGEROUTE nag moo war a exécuter nag projet boobu donc au total soo ko xaymaa mu nekk ci téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaari milliards. kàddu ak ministre bi nañ ko wàllum koom plan ak coopération di Amadou Hott. bu ñu waxeem koom lu koy suqali war nañ caa boole lu suqali njàngum Sénégal fi ñu toll di tembe jàppale ni ay dëkk yu mag ci réew mi njàng ma doxul ma nga tagga tembe ay fan mi ngi nii plan d'action la su mbub xeex bi nga xam moo di ñetteel bi plan d'action bi syndicat yu njàng mi daal di sóobu bokk na ca CUSEMS ak SAEMS lu ni mel nag élèves yu génn ak a ñaxtu Sow seen moom mi ngànk SAEMS jàpp ni génn gi élèves yu génn di dànkaafu ak wax dañoo bëgg a jàng bu ko kenn yenn jàngalekat yi nan ko delloo nguur gi looloo gis ndax moom jàpp na ni nguur gi moo yor ci gël guy li moo war a ëcc ci xool fan la njàng mi war a dox jëm ngir xale yi ñu mën a jël seen àq ndax fàttali ni njàngum xale yi ci àq la bu leen yoon may su seen jokko ca Pape Ndiaye. élèves yi ñun constaté nañ ci ville yu bëri Sénégal ñu ngi commencé di génn di manifester wu di laaj seeni professeur ñu wax ni élèves yi ñu ngi ci seen rôle seeni devoir la pourquoi parce que ñoom xam nañu dañu war a jàng kon loolu ni ma ko mën jàpp rek mooy une nouvelle prise de conscience boo xam ne noté nañ ko ci xale yi am nañu droit jàng am nañu droit réclamer seeni professeur wane nag li ma ciy préciser rek mooy gouvernement wu Sénégal la ñu gën a interpeller parce que gouvernement wu Sénégal moo xaatim ay accord ak organisation syndicale yi
ci accord yooyu am na ci poñ yoo des te poñ yooyu dema ni même bu doon ñaari point la du dañ ko signer rek pour bàyyi ko foofu kon il faut que ñu dem vers la matérialisation de ces accords là wax ni rek autant élèves yi bëgg nañ jot seen professeur autant ñun en tant que professeur aussi ñun ñoo gën a yàkkamti dellu classe pour jàngal suñuy élèves parce que nag loolu moo tax fonction publique recruter ñu loolu la sénégalais di xaati ñun wante nag injustice fu mu am ñëpp dañu am devoir dindi injustice rawatina nag ñi nga xam ne ñun ñoo leen jiital muy gouvernement donc injustice yooyu buñ ko régler rek mais le plus naturellement du monde dañuy dellu classe jàngal xale yi. yoon kàddu ko Sowru Sène ngànk li nga xamoo di SAEMS bokk ci yenn syndicat yi ngànk njàng mu digg doomu ci biir Sénégal xabaar yi wëy leneen rédaction bu ITV càmbar na ko ca mooy mbirum TER bi nga xam ba ko taalee ak léegi 27 décembre la woon ba 27 janvier kon mat na weer bu baax léegi nata xayma mënta ñàkk ana TER bi ñan ñoo koy jël ndax ay borom woto la ñu gaare ko yor seeni wotoom wala ñi ko doon jël ñeneen la ñu am déet lu mu ci mën di doon soxna Marème Ndiaye def na doxantu laaj leen ñu tontu reportage. nit yu bare lañu nemmeeku fii ci gare de Dakar ñoom ñëpp TER bi lañu bëgg a jël ñu bare ñiy jël train bi nag am nañ oto Richard Diédhiou yorul oto waaye xam na si ñu bare. waaw xam naa nit yi sax ñu gaari seen oto di jël TER bi parce que moo leen gën a yombal quoi ci déplacement bi boo xool oto yi sax boo jëlee oto bi temps bi ngay durer ak métro ak kii bi TER bi c'est différent des fois embouteillage bu amee tu seras obligé nga topp ci rang bi. surtout accident bu amee ci tali bi. arrangé nañu parce que. soxna si auto service am moo ko daan yóbbu këram. waaye ay fan a ngi nii train bi lay jël buy ñibbi. waaw puisque boo naree taal sa oto jël ak essence bi ak embouteillage bi li gën mooy nga gaare sa oto ci gare TER bi nga jël TER bi boo ñëwee boo retourné aussi nga jëlaat sa oto nga dem moo gën a facile vraiment. yoruma oto mais am naa personnel mais je préfère ma jël TER bi. donte am nañu am oto. tey jël TER bi ñu ëpp si ñoom amuñu ko. non yoruma oto yoruma moto quoi. wér na ay oto Sénégal fii mais ñee ñoo ëpp ba tey vraiment ñi amul oto ñi amul moto vraiment ñoo ëpp ba tey parce que Sénégal la ñu nekk. weer a ngi nii TER bi mi ngi daw muy lu ñu bare taamu di ko jël ngir dem ak dikk si ñooñu bare na si ñu yor oto. jaajëf soxna Marème Ndiaye moo demoon ci TER bi xooli la mu saf leneen ci xibaar mi ngi jëm ci CAN beek na muy doxee xam ngeen ni njëlbéenu CAN bi muy Coupe d'Afrique des Nations ba ca Cameroun Sénégal doon na tendeefal ñu bari supporters yi xëy na bégguñu woon waaye raam geek temp tepp ba qualifié ci quart de finale yi nga xam Sénégal war na ko jouer ak Guinée équatoriale ndax xam kon tax na supporter gi soppeeku. ndaxam njaayum mayo yeeg brassard yeeg drapeau yi ana fan la toll jamono bi ñuy waajalee boobu lépp jongante bu am solo reportage yu Maam Alassane Seck. Vert, jaune, rouge, couleur équipe nationale bu Sénégal taaral fii di marché Sandaga. Drapeau, brassard ak ay mayo rekk la ñuy jaay. gannaaw ba équipe Sénégal bi amee ndam jakat bi moom mu ngi gis ay client bu baax a baax. instant moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax mu ngi jàpp ndànk nag mais nag bu gars yi gën a góorgóorlu rek affaire yi gën a neex quoi affaire yi gën a jëm. asaay moom mu ngi dox sama waa ji koy jaay ma mu dend mais moom macha allah nee na mi ngi si jaay mais mayo yi tamit xam nga gars yi tamit instant bi war naa gën a mën a dox ni quoi. jaaykat bii nekk si wet li client yi bariwul loolu ndax njëgu mayo yi. ñuy jënd mais mayo bi moo seer. xam nga commerçant yi li ñu ko jaayee moo seer ñun dem na ba la ñuy jaay dara boo comprendre may bi ma ko jaayee ne li ma ko jëndee laa ko jaayatee soo gisee loolu mooy ba bëgg nañ ko mais yoruñu xaalis te ñu di téye bagage yi tey suba amul benn njëriñ dañuy jaay après bu jàllee ñu xooli leneen rek. ñii nekk biti réew ñoo ëpp si li ñuy jënd. kii dañu leen di jaay lu bari gars yi nekk étranger moo ëpp quoi li ngeen di jaay fii gars yi ñu ngi jënd mais gars yi nekk étranger ñoom équipe bi doxul la ñuy jënd. ñoom focalisé wuñ foofu quoi ñoom dañuy jënd tout le temps surtout mooy xale yi aussi ñoom dañ koy jënd seen doom parce que ñoom benn souvenir la ne ci ñoom quoi parce que nga nekk étranger sol sa mooy dëkk
loolu fierté lay ne quoi. jaaykat yi di commencé gis coppite gannaaw bi gaynde yi amee ndam boobu ba léegi client yi di ñëw di jënd see moo tax ñuy gën di ñaax équipe bi pour ñu def fulla ak fayda ndax seen jaay mën a jëm kanam. xabaaru bitim réew tënk lay doon jàpp leen ni CEDEAO daje na génneti yer bi gàll ko ci ndoddum Burkina Faso ginnaaw Guinée ak Mali ma ñu teg ay daan tey ji kon ña nga ca Burkina Faso coup d'état ba fa am ba démb moo ko daal di sooke CEDEAO ginnaaw ndaje man doon amal di seen am ndajem ngëmloogu yaatu daal di nañu yëkkati ay daan kon gàll ko ci loolu nga xam moo di ndoddum Burkina Faso ak soldat sam te sàkku nu mu gën a gaawe nanu bàyyi nañ jàpp na leen bàyyi waaye tamit rawatina njiitum réew mu fa nekkoon di Marc Christian Kaboré moom mi nga xam kon jamono tembe ana fu mu nekk sax ba léegi xameetu gu ko woon ndaka noonu gouvernement ko jiite woon waaye tam ko nekkoon njiitum di président parlement ba loolu lépp kon tax na bam CEDEAO jàpp ni kon nañu gën a gaaw fàttali leen ni sommet boobee sax dafa am ni ab sommet virtuel lañ ko daal di amale maanaam daal ndaje la moom dañ ko awle ci xale yu yees yim ndax xëy na jokk jolante rek ak fi mbas mi toll ak jëm waaye daal jàpp ni CEDEAO sàkku na mu gën a gaawe nañu delloo waat nguur ga itam civil yëpp ngir war a gën a mën a organiser ay wate ca na mu gën a gaawe ngir lépp del si wàccoon fàttali ni soldat ca Burkina Faso nee ñu dañ doon sàkku soldat sa gën a am ay jëmtukaay ngir mën a xeexal dëgg aar suufus ak territoire Burkina Faso amuñu ko ñu jàpp ni kon loolu lépp tax na bam ñu daal di nangu nguur ga ci loxol ña fa nekkoon ñu bari ci ñoom ñu téye leen fi toll ni kenn xamul ci lu nekk baneenub réew mi ngi soxal ba tey Afrique li moom ci réewum Tchad la foofee jàppale nii am na fa jàppante yu am manifestation la ba ay nit ñàkk seen bakkan la ami gaañu metti na lool sakkan na mat na juróom-ñeent fukk ak nangam waaye faatu nag lu bon mën na fukki nit ak benn di ay ndaw yu gën di manifester fee nga xam mooy ca mbeddim Tchad njàmbe na fàttali foofee tamit jafe-jafe lan fa nemmeeku ay fan mi ngi nii ñu mel ni kon daal ci seen biir la ñuy xeexoo boobaak léegi ginnaaw génn àdduna ak Idriss Déby ak ka fa nekk ni doomam ca réew ma ak néggandikoo ni lu di mel tax na pëcc xool di wéy di am dañ toppaat wàllu yu ni mel incha allah ak rédaction bu ITV ci na mu gën a yaatu sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun lii moo daal di tëj ci xabaaru marax ji ITV ñu bàyyi leen ak programme bi bokk na ci bloc d'information bi la total Cheikh Hassane Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam laata loolu naa fi tey soit incha allah xaju guddi 0 heure jukki xabaax lay doon ba ci kanam jàngeen jëf